commencé ci Leewtoo kon ki jël Leewtoo tuddee ko boppam yokk na ndax bu Leewtoo amul bëre du am ñuy ñaanal yàlla le DG ak monsieur Diaw yàlla defal leen jàmm ak personnel bi fi liggéey yi yëpp Rock Mbalax mii nag war naa mën a tari ndax loo jàngul doo ko tari te Sénégal gépp d'accord nañu ne képp kuy sëgg ci làmb faasal dàq bëre mbedd yu ndaw fa amoon pont yaa ngi ci baraag yi taataa ndox yaa ngi ci xale yi dinañu bëre duñu dal ci pont yi duñu gaañu ci pont yi duñu laal ndox mi te jël dina am kon mën a bëre ngi départ force kon bu fekkee ne tey lii nga xam ne jàng na ko ba mokkal ko ba ma xam ca loo xam ne ñun ñii nga xam ne yàlla def nañ ci làmb sax xamuñu ko kon da loolu teewe ko wàññiwul dara yal na yàlla defal jàmm képp ku fi ne allah ñi tongaare champion d'Afrique en lutte simple, en lutte libre, en lutte gréco-romaine. Meilleur de ses espoirs. kooku mooy kan. Rock Mbalax. mooy xale bi nga xam ne moo juddoo Medina lu koy koo faas ci ginnaaw magam jële toog l'académicien de la lutte sénégalaise. may fàttali ko keroog bu ñu boolee Pape Cissé Tafa def na du dem lamb ji ndax Pabale moo di ndax boobu temps élan Pape Cissé fi mu toll benn mbir amu fa waaye guddi ga Tafa nelawul ndax dafa fanaanee jubilé ma ne ko Guèye rakk lan la mu ne ma tey dama lu ma yor dinaa ko jaay ndax Rock Mbalax mi prise bii mu nga xam ne moom la daane tey Pape Cissé dama mës a dem géej di bëre moom mu wóor ma ndox ma xandal ko mu jóg ne ma mag noo ma daane ma expliqué ko mais booba nag dafa am lu bari lu Tafa tiire ci lutte gréco-romaine moo taxoon mu mënoon loolu mais yéen ñaar damay wax ne doo leen ay mbër du ñu ay mbër de lu ñu doon ay bërekat moo tax prise yi bari ngeen mën a génne 1000 et quelques prises mbër ak bërekat du ñu benn déedéet bërekat day am manin mais mbër foo ko laal mu bëre Tafa Gueye foo ko boo ko nee sarfandal mu daan la Rock Mbalax boo ko nee sarfandal mu daan la la lay daan sax moom du ko xam il faut mu dem ba kër ga tëdd guddi xam ne nii la daane la preuve keroog ba Xaadim Njaay di dajeeg Moustapha Gueye wallaahi mu daan ko ci biir loos ci kaw loos wallaahi boobu prise ba léegi jotoo ko gis keroog ba muy dajeeg Lac de Guiers 1 boobu prise dootoo ko gis déedéet waaye keroog ba ngay war bi Pape Cissé donc foofu rek waroon gën a tax nga bàyyi bëri donc champion ba donc digga woo de ndax di ñu woon ay preuve 1200 prises bari na bariwul ci bërekat boo dee bërekat te mën bëri mën nga dem ba 2000 prises sax kon national la ci wàllum làmb yooyu xam nañ ko bokk nañ ci actuellement tey ci ñu encadré le roi des arènes moom la defe naa loolu rek doy na présentation par rapport ak ñi ko xam kon mu tàmbalee sama waxtaan rek ci seen kii wax sànq auzu billaahi mina sheytaani rajiim musu ci seytaane ba pare sant yàlla sant yonent bi sant suñu way di sant dañu fi toog ñëpp di sant aussi suñu rakk Rock Mbalax bi nga xam ne moo ñu associé ci événement bi muy def muy événement bu rëy defe naa bokk nañ plateau L'Oeil du Tigre am bu mu ci doon wax ma waxoon ne rek moom dafa wax 1200 prises mu ne ko bu la neexee nga doublé ko ndax 2400 prises li may wax Moustapha Gueye mi témoin la ci li may wax moom Rock Mbalax defe naa mën naa wax ne prise yi njëkk a jàng ci tapis bi pële maa ko jàng ci ma sonal njëkk a jàng ak ñeneen nag amul saal amul si jaar përi après nag bi nga xamante ne yàlla def na ñu def suñu carrière ba pare ñu boole ko ci waaw ba pare yor kii sax 10 ans
def suñu carrière bu pare ñëw ànd ak moom formé ko mu nekkoon nag ci éléments yi nga xam ne aussi gën a éléments yi gën a intelligent la boobu ndax xam nga jàngale prise dafa metti te ñu bëri dañoo xamul ne ci biir mën nga ci def ñaari prise mën nga ci def mën nga ci def 2 mois ñu ñëw foofu ñu folo mais yàlla dimbali ñu bon macha allah yàlla dimbali na ko ba lu ñu ko jàngal rek dafay répété benn ba ñu amoon yaakaar ci moom trop yaa ngi dégg ba ñu yóbbu équipe nationale moom moom ay tournoi fu na asalaamaaleykum mbooloo bi. waaleykum salaam. ñu ngi leen di sant di leen dalal fii di leen gërëm. waaw di leen gërëm di leen sant nee nañu nag benn tubaab daana ne mun wax may la ñàkk mun wax tëëleel nekk waxkat rek ak ndofeel la maa ngi ñaan yàlla bañ bokk si ndofeel bi mun naa yore tëële bi nag ndax wax dafa jafe si mbooloo damay wax si tour Leewtoo production événementiel di leen fi dalal am na ñoo fi xam ni moom miin nañ fi lool maanaam mun naa wax kii monsieur Fall ak ndox mbalax mii ñeneen ñi sax am na ñu fi xam waaye xam naa ñii depuis presque 10 mois dans l'ombre ñu ngi liggéey ak soxna si nga xam ni mooy soxna Sophie Dior Diack moo doon technicienne bi nga xam ni moo monté li yëpp ba li yëpp daje si vision ak cadrage directeur général Leewtoo muy Pape Thialis Faye accompagné et assisté par son directeur général adjoint mooy Abdourahmane Diaw lii moo indi bu ñu mun yem fii ba toog fi tey si toogaay ji nag ñu toogaay ju rafet la ndax dama yaakaar ni luy yokk lamb la donc kooku nii muy Rock Mbalax man jàpp naa ni dootul bërekat mais ab chercheur mooy ku witt kat la parce que bu wittee ba dajale 1200 prises à travers le monde si li nga xam ni lépp ñi nga xam ni ñooy combat wala des en tout cas des chocs de combat wala ñi nga xam ne ñooy bëri wala ñooy def ay judo waaye lu nekk mu dajale ko enrichir l'une traditionnelle sénégalaise mun nañu ne wittkat la chercheur la donc kii dafa yokk lam mun nañ ko ci remercier ñu xam ni casquette bi mu yore aujourd'hui nañ ci yokk casquette chercheur c'est un chercheur avéré li ci des mooy di leen sant di leen fi dalal di leen ne kër gii seen kër la ndax kër gii am na loo xam ni benn walla boo xam ni moom ak yéen a koy def ndoo di koy liggéeyandoo muy ab bëri waaye kër gi du bëri rek lay def bëri dafa ci doon ab benn pàcc waaye dinañu am leneen ak leneen lu bëri lu ñuy def moo tax ñu tudde ko Leewtoo production événementielle événement nag mooy ab daje wala ab xew boo gis si adul rek Leewtoo dina ko def lu mel na gala ay xew la Leewtoo dina ko def nañ ci lu mel na forum Leewtoo dina ko def nañ ci lu mel na ay conférence internationale Leewtoo dina ko def nañ ci te dinañ ci def lu mel na concert Leewtoo dina ko def dinañ ci def ñu ngi koy def lii yëpp ak yeneen ñu ngi koy def loolu wane na donc Leewtoo day liggéey ak yéen te di leen ubbil seen bunt di leen ne lépp lu ngeen def si la bëri moom lu du bëree su nga xam ne département boobu wala pàcc jooju ñu ngi leen ci taxaw waaye ngeen xam ni yemuñu foofu rek lii ma tudd ak leneen loo xam ni wax ma ko ci la bokk. asalaamaaleykum mbooloo mi fi daje yëpp ñu ngi nuyoo tey delloo nuyoo jataay bi yëpp di wax na tey ñëw bi ñu ñëw fii ñëw mbégte la ak contentement ndax bokk na ci bànneex nga am sa point boo àndal mu dem ba bay def projet boo xamante ne yow. donc li mu def nii dañ ko ci mën a sumil chapeau Sénégal amul benn mbër ci Sénégal bu mu ci àdd bon je dis pas àdduna si même Sénégal bu bind bëree ku bu touriste ñëwee jënd xool la lutte lan mooy bëree Sénégal tey jii occasion la ci bu ñu fi jógee parce que à la base je pense que ne continuité bi mooy mu nekk livre donc loolu dinañ ci mën a parce que prise tamit
du ay photo dong day am photo am ay dañ koy mën a leeral li mooy galgal li mooy nangam li mooy sangam commentaire beeg bind yi loolu rek lu rëy la ci làmb Sénégal bi ki topp nag mooy damay indi ay témoignages sama diggante ak moom yàlla ma ko moom bëggaloon moom Matar bëggal ma boppam di ma suivre Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi li nga def bokk ci jotaay bi na nga baal ñu grand waaw dafa am boo nekkee mbër nekk mbëru ndakaaru xale bu nekk ndakaaru bëgg bëri rek dinañu ñooxu si la jege si la maag moom dañu doon contact te boobu nekkul écurie Fass lii pour nga netti léegi ne dafa ma wóor ndoom ma def ko laakale mu daanu di ma laaj ñoo ma ko defee ba ñu nekk ci nekkaat ci ba yàlla dogal bis mu tari ko ba ñu koy def boobu nekkul écurie Fass ba yàlla muy dogal bi ma boole baax mu ñëw ba nekk écurie Fass kon boog maa ngi moom suñu àndandoo gudd na yàgg na maa ngi nettali ko ki léegi tigir ne bon sa benn grand bu ñuy wax Mamadou Ndiaye moo encadré dafa ne man Rock Mbalax dinaa ko jàpp te lu mu def dinaa ko jàppale dama gis ngay waaj a bëri baaboo yi mu sukk ñaari 1 minute tekki say daal la moom loolu apprentissage bu doy waar la xam nga photo nañ ko mais loolu image bu extraordinaire la ñi koy def ci làmb bariwul moom aussi ma témoigné ne moom mooy maître bi Gris Bordeaux moom moo jàngal Gris Bordeaux bëre moo daan ànd fajar ñoom ñu jóge seen kër 4 heures du matin Médina daw def ñu fekk ma VDN ba fëgg ma may yeewu ñu ànd entraîné ji boobu temps maa ngi toll ci position wu lâche xam ngeen làmb rek boo ko defee yenn at yi am na xale yi toll sa ginnaaw ñoo lay pousse pour nga dellu si waat moom bokk na ci ma pousse ba ma dellu si waat mën see bëreeg baabooy may bëreeg baabooy may bëreeg Xaadim Njaay may bëreeg Lac de Guiers boobu carrière amul dafa jeex na xam nga carrière day jeex waaye foog nga nekk un génie pour mën a def complément yu mel noonu tegale ñetti mbër yoo xamante ne ku ci nekk war nga xamante entre 10 ak 15 ans daan leen ci 2 ans boobu yëpp jeexoon na tëdd na la desoo nag tappaleeg lijjanteeg fii di metti fii day gaañu ñoom ñoo ma doon diri ñu ne ci di ci ne ñu jékki-jékki di gedd seen ay kër di ñëw di fanaan ak man sama kër boobu temps sama kër pare na ma dëkk fa mais man kenn fa dëkkoon sama jabar voyagé woon depuis très longtemps en Europe ñu ne ci làmb ji di ànd di doxal ba moom en fin de compte ba ni ma demee France maa ko fekk Paris muy entraîné UNICEF dama gannaaw dama wét fii 2 ans 3 ans maa ngi fi mosuma génn fii mu ne ko dama lay yóbbu kër Madiagne ñu ngi ko nuyu de passage nga am tànk foofu am tànk fii soo bu fekk ñoom UNICEF nag boo fa nekkee da ngay jàmbat ceeban di jàmbat domoda di jàmbat suppu kànja parce que amu fa diététique moo fa am te dañ koy namm ñoom donc noonu la def dem ba miine France ba teraanga ak lépp lu baax ci France mu am ko fa ba ñëwaat fii toog def lu mel nii donc nag ñu wax ne aussi c'est un sportif bu complet ci wàllu bëre parce que attention li ngeen gis ci Matar Sène mu def bëri ko ci arène bëri ko ci olympique bi li mu ko def ci mbapat moo ko fopp te mu apprentissage lamb mooy mbapat géewal naa ko ay mbëri autant de mbër fii ay Baboy ay Khadim Ndiaye tous ces grands champions là géewal naa ko ñoom man may tëgg mbapat mu ñëw di ngemb bokkoon na ci mbër yi daan ñëw di ranger les sièges yi ba pare dem këram ñëwaat takk ngemb du bëri donc nag témoignage bi ñuy joxe mooy loolu jaar suñu diggante ak moom donc nag boo gisee sax situation yi ñu toll nii tey jëm ci événement bi man tam bu leen fàtte na maa njëkk a lancé événement bi ci Lutte TV mooy bi jàll ci Lutte TV tout le temps ba jox état interpellé état ak yu mel noonu yooyu la ah loolu nag boo ko gisee mu am ko nag comportement bu mu comporté ak man la donc témoignage yi gudd na bari na waaye événement bi du tey wax ji du tey am na suba am na ginnaaw suba le 29 am na après le 29 yëf yi jeexul day continuer donc daal Matar jàppal ne daal ak lu làmb dañuy nekk sa ginnaaw ànd ak yow ci projet bii nga xamante ne ku ne amoon na xalaatam te xalaatuwoon def ko yow nag yàlla may na la sagoog dal ak peut-être yàlla teg ko sa loxo nga def ko pour tout le monde donc lii nii daf ko def pour lépp luy làmb ci àddina donc Matar ñi ngi sa ginnaaw bi nga tàmbalee ñi ngi sa ginnaaw ci digg bi te dañ fas yéene nekk si ginnaaw ba nga dem ba xaatim ko signé ko bañ naan ñi ngi livre bi ba librairie sàngam lañ koy jaayee ma nga France ma nga Allemagne loolu daal la ñuy ñaanal salaamaaleykum. Rock Mbalax maa lay ziar bu baax a baax. ñu lay ziare. arène bi moo daan de sans frontière arène bi.
roog man premièrement li ma lay laaj mooy dafa am benn combat boo bëree daan ba pare ñëw ko sàlloo ne ko est-ce que fils kontaan nga ci man mu ne la waaw nga kontaan ko ba ngeen ànd jaaxal ngay insisté ci wax jooyu loolu laa la bëgg a laaj ba xam maanaam bi ngeen di préparé combat bi dafa am lu leen waxoon ci adversaire bi ne mënu leen koo daan ba nga daan ko kontaan di laaj sàlloo di insisté ndax kontaan nga ci man fils loolu ba tey dafa koy seetaan ay ree di ma jàpp quoi premièrement loolu laa la bëgg a laaj ba xam lan la woon quoi. waaw ñu lay remercier di la gërëm tamit ci question bi c'est très important parce que question bu méttiwul rek mën naa ne mën na bañ a doon question waaw mën na bañ a doon question c'est-à-dire émotion day am yaa may dégg contentement bu ëpp dafay am donc kontaan mën na mer mën na indi lu ne mer mën nga mer gaañ mën nga mer sax def loo xamante ne kenn bëggu ko mën nga kontaan tamit maye sax kër yaa may dégg amaana keroog Zallo ak man bëgg nañu bëgg goo xamante ne boobu gisatuñu kenn suñu kanam ndax ni victoire bi demee parce que ñëpp dañ ne woon Ousmane Diop moo la man waaw moo la man bu la jàppee bu téye sa ngeen ma nangam donc j'avais garanti nag ñi nga xamante ne fekk woon nañu sama préparation ma ne leen Ousmane Diop lan la gën a mën ñu ne bu arbitre soufflé fi mu taxaw lay taxaw jàpp sa ngemb ma ne leen lii dama leen koy garanti pour ne bëree c'est des pas ay pas la ay pas de danse par exemple ma ne leen du jàpp sama ngemb bu ñuy jàppantee du jàpp sama ngemb bu taxawee lewaatoo yooru loxoom du gis sama ngemb te ça se passait comme ça gisul sama ngemb fenn te xamul li tax jàppul sama ngemb pour wan ne ko boobu maa ko dàq bëree bu ñu bëree ba sonn mënu ma daanul ma ne xaaral nag ma indi sama man ni daan ko léegi nag jël boobu comprendre nga ñu am ci mbégte am ci contentement boo xamante ne moo taxul ñu doon délirer yaa may dégg naan ndax maa daan ak daanu mag comprendre nga donc loolu moo tax quoi. affaire waaw mi ngi ko waaw. te deuxième bi ci 1200 prises yi laay wax ndax day am prise yoo xamante bi nii comme da nga ciy delloo njukkal ku mel ni Père Tapha Gueye ñi bëre ba bàyyi bëri wala ñeneen ak ñeneen ndax Père Tapha Gueye am na kele yoo xamante bi nii boo ko def ci làmb rek dañ naan lii Père Tapha Gueye moo ko def amoon na ci Albarka Kéré ak Boulaal ni tax Père Tapha Gueye daane la dëgër noonu la ko daane ñi doon récolté ñëpp dañ ne lii la Tapha Gueye defoon la dëgër ndax maanaam am na ci xeeti kale yooyu da nga koy def pour delloo njukkal Père Tapha Gueye wala def ko pour delloo njukkal Yékini wala Tyson genre yi nga xam ne bëri nañ ba bàyyi bëri quoi te boo defee kele boobu carrément ci 1200 prises yi dinañ xam ne ñoo ko moom ndax mbër bu nekk ak fooram am na ci mbër yoo xam ne mën ngaa génne ñetti kele ne ñoo ko moom buñ la daanewul nii lan lay daane loolu daal laa amoon lu ma lay laaj ak ndax ci 1200 prises yi ndax maanaam mbër bi day ñëw takk ngemb yow nga takk ngemb nga koy wone 1 2 3 pour 1200 prises loolu laa amoon ci lu ma wax jaay. waaw pour côté tur yi nga tudd wala 1200 yi am prise boo xamante ne am na ko jot def ci mbër yi donc déjà pour tuddee yooyu may wax noonu war a tuddee prise ay mbër du ma ko wax fii yooyu yëpp ay surprise lay doon donc et puis prise yi nga xamante ne Tapha daan na ko def loolu Tapha dafa doon lancer benn message yaa may dégg loo gis am na yonent donc Tapha c'était waaw mi ngi noonu koo xamante ne dafa ñëw pour am loo xamante ne da koy wone pour par exemple nouvelle génération bi jéem ko toj parce que boo seet bu defee prise donc pratiquement doo gisaat beneen mbër def ko comprendre nga donc tey dañuy joxe exemple pratiquement ci arts martiaux la lutte sport de combat arts martiaux la bëre bu ñu ko jàpp ne bëre la rek arts martiaux la comprendre nga parce que loo xeex muy ci mbedd muy ci enceinte donc jàppante lay mujjee bu fekkee kaaw amul comprendre nga Bruce Lee façon arts martiaux bi mu doon def si ay mala la ko doon jëlee si ay mala tey Tapha def na si ay prise loo xamante ne donc pratiquement mën naa wax ne ci mala lay jóge wala mu doon loo xamante ne lu mu créé lu ne ci yaramam la du lu muy sax entraîné parce que da ngay Tapha dinay préparer combat pendant 6 mois doo ko gis muy répété ay prise ne lii laa war a def wala lii laa dafa ne ci yaram bi donc moo waral
donc bu defee prise bi sax bu paree boo ne ko Tapha dool defaat ko nii mën na la ko bañ a sax wan dafa am ñu mel noonu donc c'est-à-dire mooy yàlla mayoon na ko loolu donc kantaa nag pour jox prise yooyu tur donc du question nit a nga koy def caxabal kan moo ko moom te pourtant mbër yëpp dañ koy def kottum biir wala kottum biti mbër yëpp dañ koy def kon kan moo ko moom kon boog kenn mënu ko moom muy Yékini wala Tyson loolu nga wax ne ñoo def li war a mës gi non moomuñu ko dañ ko fi fekk kon boog mënuñu tudd loolu man maay xool peut-être prise ma gis na gars yi ñu koy defee nii ma def ci ay variation ma toj ko am leneen lu ma ci yokk bu boobaa nag dinaa am sañ-sañu ne prise bi nii la tudd. ci takk ngemb bi nag maanaam. waa takk ngemb bi on a prévu parce que comme dama ne 1200 donc bàyyiwuma benn bëre donc damay njëkkee ci lutte olympique gréco libre ba ci grappling lutte traditionnelle sénégalais lutte traditionnelle africain kon ba ñëw sax si biir Sénégal ñu indi bëre tukulóor bëre séeréer bëre joolaa bëre soose bëre yooyu yëpp am na fii booy seet Tapha Gueye boo gisee mu boole woon xeetu bëre yëpp danaan dem làmbu joolaa dem làmbu séeréer dem làmbu tukulóor avantage boobu la ñu amoon moo tax école bi ci nit ki lay njëkk a nekk d'abord ñu ngi noonu wasalaam. xëy na comme prise yi ñu wax ne da ngeen ko doon bëre ci làmb yaa ngi dégg xëy na lu ñu leen jàngal la mais tamit dañuy indi li am tey boole ko ci lu mel nii parce que gis nañ nga seeti ay mbër ay Balla Gaye ay Eumeu Sène ak ñu mel ni kii noonu te tey soow li bëri na ci dëkk bi ci kan yi man sax ñaar laay cité muy Balla ak Modou parce que ku ci ne nekk kii nekk na ancien roi des arènes kii c'est le acte roi des arènes muy Modou ma dem ci benn mbër laaj ko muy ki nga xam ne mooy Mansour Diop numéro 2 Cheikh Omar Ndanga rek mu am lu ma wax si ñoom ñaar loolu ne dama bëggoon yéen ngeen indil ma ci tuuti ay leeral Tapha yàgg dama laaj mbër yi ku dàq bëri Mansour Diop ne ma bu dee ci bëre dem léwatoog mbër dem jëli ko bëre ak moom ci xam-xamu bëre Balla amu ci morom mais Modou Lo mu ne ma mbër buy lijjanti bëri la boo ñëwee ci kawam loo yor boo ñëwee mën naa lijjanti ba daan la mu bëggoon nag yokk parce que 1200 plus ku ko yokk ak Tapha Gueye bi nga xam ne nga mooy sa maître war ngeen mën a tojal ci ñaar man ñaar yooyu rek laa leen doon laaj pour tey. donc ñu ngi lay gërëm Babacar donc question bi nga posé donc damay laaj ba xam ndax da nga wax les lutteurs en activité wala. les lutteurs en activité waaw mu ngoog. waaw d'ailleurs li nga wax noonu ci Balla li nga wax ci Balla loolu muy def noonu li jafe la actuellement ci à l'heure actuelle ci mbër yi. parce que bu arbitre soufflé dina jël initiative observer la xëpp la pour xool nan ngay réactionner parce que loolu stratégie la boo xamante ne tey day nekk ci bopp mbër parce que Balla li muy def ñëwul rek pour def ko da lay xëpp xool lay joxe parce que tey boo gàddoo sabar balaa ngay démontrer di tëgg di nga essayer di nga kii balancer def ay affaire mooy li muy def daf lay xëpp xool ndax di nga bouger mu jékki-jékki diri tànkam fekk si la xool ndax di nga bouger kii demee noonu donc loolu ingénieur la ci donc day fekk si rek tey que mi ngi roy parce que tey boo xoolee combat wu Tapha Gueye ak Mame Ndiambane da ngay gis ne Tapha doxloo na Mame Ndiambane ñaari yoon xaw ma ñetti yoon doxloo na ko doxloo yi mu koy doxloo yëpp ñu ngi koy natt te waa ji yëgu ko doxloo na ko benn yoon ñu dem ba ci barrière yi arbitre àtte Mame Ndiambane moom day ñëw rek dox pour moom dox la rek fekk Tapha xam na ne li muy def ni dox kese mi ngi natt waa ji pour éliminer ko bi déplacement bi jeexee mu war a jeexal bëre bi donc bi ñuy defee dernière souffle bi avant arbitre di souffle Tapha sàcc na benn paam dugg ci gardam arbitre souffle Tapha lewaatoo dox la waa ji benn pas waa ji dox Tapha fixé wu Mame Ndiambane gis Tapha si kanamam parce que jegante nañu Ndiambane na xaaral ma dóor parce que kii jege na ma fekk boobu Tapha xam na ne waa ji dina ñëw mais bi muy yëkkati loxoom fekk Tapha loxoom jóg na tëru la rek da ko tëru ci dóor bi ci la ko dóor crochet marteau waaw da ko dóor crochet marteau waa ji di déséquilibré wu mu topp ko bal ko dóor ko ñaari uppercut xam nga waa ji sonn si uppercut bi dugal loxoom ci xar jéppal bi
pour jeexal bëri bi Tapha téye triceps bi dóor ko ut sumata bëri bi jeex kon boog am na yoo xamante ne tey làmb stratégie la te stratégie yooyu bareetul waaw. bisimilah fii ki nga laaj wax ci Balla Gaye wax la ci Modou Lo maanaam fooru Balla Gaye fooru Modou Lo je pense que ne Balla Gaye ku mu bëgg a jël initiative bu bëri te en général nag ak taayam ak gabareem ak sañ-sañam bu jëlee initiative bu bëree bu tàntee benn prise ñaar ñetteel ba foog moom am ci gain c'est important moo tax ñu wax mbër bu nekk rek dañ la war a tàggat ci nga nekk offensif di décider di prendre les premiers mots parce que bu la ci kenn naxa bëree jool yi bari naa lijjanti bari na mais njëkkante la xeexu mbedd la li ñu ko Max kii di wax am na ko ne laaxu caaxaan la loo for def ca pour mu sotti Modou Lo dafay bëree bopp dafay stratégie de combat tactique de jeu daf koy def dafa lay bàyyi ñu évoluer parce que c'est normal parce que ñu bëri dañu ko gën a luur foog mu bàyyi ñu bouger mu dellu ginnaaw lu ci ëpp diri la nga dem terre mbaa mu dellu ginnaaw dévier la donc il est intelligent dans ce qu'il fait est-ce que mën na fekk moom gis nga les raisons sont là bu fekkee Bombardier bâtiment bu taxaw mu ron ko bu ko yëkkati du ci mun dara mais alors que bi ñu bëree Gris Bordeaux recule en arrière diri muy bëree Papa Sow recule en arrière fàqat à gauche Modou Lo il joue sur des déséquilibres parce que am na corpulence bi poids bi am na OFA yu déplacé bu xëcc dem à gauche dem à droite donc ñaari mbir différent lañu moo tax saa bu ñu dajee nag le plus avantageux souvent dafay nekk Balla Gaye moo waral seen combat demee noonu peut-être Modou Lo dans l'avenir mën na réparer wu le problème Balla Gaye dans l'avenir bon Aliou Ndiol gi nii c'est un fin technicien peut-être bu ci dugalee dina des dans l'avenir mën na dem 2-1 voilà waaw waaw incha allah